mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak Aliou Lo di président mouvement Sénégal conscient président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ahmed. fa ñuy dooree nag laaj yi ginnaaw rek ba ñu fàttalee nag mouvement Sénégal conscient yéen seen siège ma nga nag Jaamal. loolu la ca diwaanug région Kaffrine la. commune bu Birkilane. commune bu Jaamal. bu Jaamal département bu Birkilane ginnaaw nag présentation boobu nag li ñu leen di njëkk a laaj daal mooy nit ñi yeewu gi dafa des wala parce que turu mouvement bi Sénégal conscient da ngeen jóg pour gën a yeewaat nit ñi wala. waaw Ahmed maa ngi lay nuyu nga permettre ma balaa maa dugg ci question bi ma nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp ak sénégalaises yi. di nuyu aussi kilifa diine yi waaye di ci beral nuyu nag suñu xalifa général El Hadj Modou Mame Ndiaye Cissé. di xalif bu jaamal ak ay rakam yëpp di nuyu waa mouvement MDD mais aussi di nuyu waa mouvement Sénégal conscient yëpp. Ahmed ñun nekkuñu un mouvement de trop suñu mouvement bi li ko tax a jóg mooy ginnaaw bi ma jógee extérieur man tourné lu bëri am expérience ci àdduna bi. ñëw toog bëgg a bokk ci ñiy tabax Sénégal xale yi dañuy ñëw ci man ne ma dañu bëgg nag nga dugg ci politique comme gis nañ ne yaa ngi jéem a def dara. bi ñu defee loolu ñu def man leen créer un mouvement d'abord ñu tuddee ko mouvement pour le développement de la commune de Diamal mooy M2D ñu commencé ci def fa ay réalisations yu am solo yu wóor sax ba nga xam ne tey ñu bëri ñëw nañu nag ne dañu bëgg a bokk ci mouvement M2D wala boobu dañu bëgg am modèle bu mel noonu ci seen département parce que boobu c'était juste pour la commune de Diamal waaye waa Birkelane yi di ko sollicité waa Kaffrine di ko sollicité ñu ne kon nag nañ leen fexe ñu créer benn mouvement boo xam ne nii képp koo xam ne nii lii soxal na la nga ñëw bokk ci ñaari yëf ñoo tax ñu créer ko mooy fexe ba développer bokk ci ñuy tabax Sénégal waaye aussi dem ba nga xam ne dinañu conscientiser nit ñi yee leen comme ni mu tudd xam ne ñoom ay citoyen lañ ñu taxaw ci seen mbir ba ñu xam seen àq ak seen yelleef ba xam seen àq di ko def. xam seen yelleef aussi di ko def di ko laaj. loolu moo tax ñu ne nañ créer mouvement Sénégal conscient. Sénégal conscient d'accord ñu ñëw nag ci liggéey bi nga xam ne maanaam yéen a ngi koy def. yéen a ngi ci wàllu mbay mi ak yu bari réalisation yi daal lañ bëgg a xam. réalisation yi def nañu réalisation yu am solo ci mouvement Sénégal conscient. dañ ko def nag ci jamono joo xam ne nii dafa am lu mu laaj parce que bi ñëwee dañu def étude dañu jàngat maanaam li nga xam ne mooy manquement yi am ci commune Jaamal parce que comme que boobu ci départ bi commune Jaamal moo ñu taxoon a jóg dañu xool manquement yi nga xam ne am na fa ñu constaté ñeent yoo xam ne nii yu am solo la benn bi mooy ndaw yi seen xëy benn bi wàllu éducation benn bi wàllu santé xool aussi nan la ñuy jàppalee jigéen ñi ñu commencé ci pour fexe ba ndaw yi am xëy ñu créer benn usine boo xam ne ñu ngi employé 20 personnes direct waaye nag usine boobu noonu mooy benn usine bu nga xam ne am na ci département Birkelane yëpp mais nag Ahmed li ëpp solo ci surtout sax ci suñu réalisation mooy ñun amuñu benn 100 francs yoo xam ne jugee na ci état wala mu jugee ci parti wala mu jugee ci benn doomu aadama boo xam ne. xanaa doole liggéey ak maire ba. non liggéeyuñu ak maire ba liggéeyuñu ak kenn suñu liggéeyu bopp lañu yor donc kenn ku ñu defal benn financement donte jàppale nañu nguur pendant 4 ans parce que 2016 ba léegi ñu ngi politique amul benn dërëm mu mës a jógee fenn ñëw dimbale si ñu. alors bi ñu xoolee ne léegi war nañu taxaw ci financement ci jàppale ndaw ñi ñu liggéey. non seulement dimbale nañ leen jël fa créer ay emplois comme ni ma ko waxee 20 emplois directs yu fixe yu faral ko ay salaire ak une centaine d'emplois boo xam ne ni kenn ku ci nekk saa yoo xëyee dem am loo fa suturloo muy wàccee gerte geeg yenn manœuvre yi ñuy def waaye ci usine bi dafa réglé ñaari problème parce que dafa réglé aussi njëndum gerte gi parce que jamono yi fekk na ñu nekk ci jamono joo xam ne gerte gi baykat yi comme ni ma koy waxee par yenn saa pour ñu am fu ñu gisee fu ñu jaay seen gerte sax problème la nit ñi di jaar ci suuf di ko jënd ay 125 150 ñu koy jaay ci lu ñu amul benn sago ñun bi ñu ñëwee dañu ne nañu jëndee gerte gi li nga xam ne moom la état fixé muy 210 année bi ñu njëkkee taxaw en 2018 bi ñu inauguré usine bi nga xam ne le ministre Moustapha Diop moo ñëw inauguré ko année boobu résoudre na problème yu ngande ci côté boobu noonu ci côté njaayam gerte mi xam naa sax dinañ ci gën a revenir xëy na ma expliquer la ci lu gën a bëri beneen bi muy wàllu santé ñu xool ne jamono yooyu Jaamal commune bu mag bi mu nekk nga xam ne 29 villages la dañu am problème mu ambulance man sax sama oto daan na servir d'ambulance parce que malade daan na am ñu ab ma oto
ma jox mu yóbbu ma jël ñu jël ñun sax laa wax mouvement bi ñu jël xaalis jënd ambulance bu bees tax mettre ko à la disposition ci des populations bi nga xamee ne aussi loolu jàll na ñu xool wàllu jigéen ñi nan lañ leen war a mën a dimbale parce que aussi ñun dañuy wax ne nañu politique boo xam ne dafay am benn rupture par rapport ak li fi nekkoon ndax ñun ñëpp constaté nañu Ahmed ne population yi tey dañu am benn rupture de confiance bu am seen diggante ak ñi nga xam ne ñu leen jiite loolu nag ñun lañ bëgg mu dakk mu jeex tàkk ñu ñëw nekkoon dañuy saxal politique boo xam ne dafay développer dañuy dimbali nit ñi alors jigéen ñi ñu financé leen jox leen 1 million ñuy jënd ay diw ak a jaay ba nga xam ne tey mat na dem nañ ba àgg ci 4 millions ci biir commune Diamone rek laa wax benn village yi waaye aussi ñu fexe ba defal leen ñu nekk ay GIE ñu leen di dimbale di leen jox amul tey benn village boo fay dem boo xam ne joxuñ fa chaise wala ay mbana wala ay nangam yoo xam ne ñoom suñu paree dañ koy moom ci seen biir di ko luyowante que bu ñu amee xew di ko utiliser. alors léegi nag mais bi ci ëpp solo ci réalisation yooyu Ahmed s'il vous plaît mooy machine wal tey par exemple am na dëkk bu ñuy wax Ngor Jileen dañ doon wallu ji ay 7 kilomètres bu njëkk Njooni wala ñu ñëw 2 kilomètres Dagay Ndene di wallu ji mais ku ne xam na ne bu liggéey jotee mag ñi du ñu am jot xale yi la ñuy yónni nga gis xale buy dox timis di wallu ji saay-saay mën na ko dab ndox suuf mën na fa def nangam ñu jëkkati machine 1 million machine gasoil parce que amuñu courant ñëw jox leen ko boobu nag bu ma neex trop la ci investissement yi mais nag mënu ma citer yëpp Ahmed boo ñëwee ci wàllu éducation fexe nañu ba nga xam ne chaque année bu ouverture jotee dinañ génnee somme bu am solo jox ko école bi ñu réfectionner classe yi ñu jënd fourniture jox ko élèves yi su maire bi defee ba pare souvent day manqué mais ñun dañ koy compléter jënd fourniture jox xale yi fexe ba équiper école bi ak wifi ak entre autres yeneen réalisation yu bëree Ahmed M2D def na ko fa. ci fi nga xam ne mooy commune de Diamone. d'accord nañu des na xam nga foofu moomu ci Saloum la ñu des ci wàllu mbay mi. yow nan nga gisee mbir mi ni muy demee at bu ne. jënd nañu 210 lañ jaayee yële passé fanweer ak ñaar lii ne pare jiwu gi indi nañ matériel agricole bi kat maa ngi nii daal c'est la routine at bu ne li waa ji li muy am ci gerte bu ko defee mu jëfandikoo fas yi ngooñ bi bu déwénee nga wuti waat jiw lii est-ce que xalaat nga ne loolu moom mooy jëmale mbay mi kanam ak économie wu réew mi. en tout cas bu dee yow en tant que baykat. bu dee routine boobu rek duñ mës a jëmale kanam mais xam nga Ahmed pour apporter des solutions ñun bokk na ci li tax bi ñu waxtaanee ak M2D ba pare. ma proposé leen ne nañ leen fi indi benn usine. pour régler problème boobu la li ci des nag mooy tey il faut que état bi jéem a taxaw dimbale huiliers yooyu noonu parce que tey bu ñu leen joxee yombalal leen lu mel ni financement ñu jënd gerte gi nga xam ne moom la baykat yi di bay ñun dañ koy presse def ko diwlin jaayaat ko sur place employé yi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee ñoom ñoo moomoon sax gerte ga mën naa la wax ne la suñ paree ràkkal ba dafay des ñu jox ko jur yi suñu paree dañuy fay ay taxes dañuy fay lépp donc da nga xam ne valeur ajoutée bi dafay des léegi nag pour ñu soutenir mbay mi bu baax il faut que ñu fexe ba état bi comme ni ma koy faral di waxee ñu ciblé ñi nga xam ne ñooy baykat yi dëgg ñëw di leen dimbale te bañ di dem ci ñi nga xam ne dañuy costume cravate rek dem toog fële ñu dégg leen affaire mbay nañu fexe di ñëw nekk en contact direct ak baykat yi xam lan mooy seen souci xam lan mooy seen problème pour mën a régler situation boobu loolu nag am na ay pexe yu bëree yu ci am bokk na ci fexe ba dugal ci ay machines agricoles état bi mu ngi koy def dëgg la mais non seulement des na mais aussi cible bi ñi ñu koy jox loolu aussi lu jar a bàyyi xel la parce que man mi di wax ak yow tey Ahmed gros producteur la mosuma am nag benn doomu gerte bu jugee ci état mais li may bay tey ci Saloum lu yaatoo la mais tey comme mel ni ñu baykat yu bëri yu kii yoroon bu état bi ñëwee taxawu leen ba nga xam ne seen dara du manqué surtout ci matériel agricole bi parce que jiw yëg yooyu xëy na en général baykat yu mag yi sax mën nañ ko am waaye nag baykat yu ndaw yi moom loolu seen problème léegi baykat yu mag yi lii seen problème mooy nañ fexe ba di leen indil lu am solo ci wàllu matériel agricole muy ay tracteurs ak yooyu waaye aussi def fexe ba nga xam ne gerte gi nañ fexe di ko écouler fii ci Dakar ci Sénégal plutôt di ko fi transformer mais diwlinu gerte bi Ahmed moo gën a baax fuuf diwlin bi nga xam ne moom la ñuy importer état bi aussi jël mesure yooyu noonu fexe ba nga xam ne diwlin gi buñ ko defaree ñu jënd ko sur place consommer ko sur place mu am wala bokk mu subventionné yenn usines yi nga xam ne nii dañuy defar loo xam ne c'est un peu bëri na ñu dimbale leen bañ ko yóbbu. kon yow d'accord ci ubbeeku bi
dugal ci chinois yi dugal ci brésiliens yi dugal ci waa Turquie. dugal ci chinois yi baax na parce que tey aussi Ahmed nañ préparé ne gis nga nawet bii nii. alhamdulilah rabbil alamin yàlla dimbali nañu ba nga xam ne incha allahu taala ñu ngi xaar ci gerte loo xam ne sax dina kawe amaana suñ jort parce que wax dëgg yàlla nawet bi sant nañ yàlla bu baax waaye tey chinois yeeg Turquie yi li ñu leen dugaloon baax na c'est bien parce que li actuellement fi ñu toll Sénégalais yi kese mënaguñu gérer loolu. il faut que ñu dugal ci ñooñu pour que baykat yi bañ a am problème pour écouler seen gerte waaye nag loolu dafa war a jeex Ahmed war nañu def pexe ba nga xam ne tey ñun dinañ ko consommer dinañ ko transformer consommer ko exporter produit bi mu non seulement mu jaay Sénégal mais aussi mu amal njëriñ askan wi bu baax a baax. ñu defal ko suñu bopp ñun kese. mën na nekk te loolu moo ëpp njëriñ fuuf en tout cas man personnellement loolu laay lancé appel ci ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi. mais yëkkati woon nga fi ay kàddu tamit ci gars yi daal maanaam ni ñuy ronqee baykat yi jóge fële ñëw jox la 10 000 francs dem ba mu juróon fi coow. waaw loolu wax naa ko ba mu jur fi coow lu rëy sax ba man mi sax interpellé nañ ma ci à multi reprises te pourtant c'est une réalité absolue boo xam ne nii mu ngi ci terrain bi ñun xam nañ ko. nga ne mbir mi nan lay demee. waaw non mais Ahmed loolu moom dafa yéeme trop mais loolu dafay téye suñu débat te waxoon naa ci waxaat ci parce que tey dañuy ñëw jox la au lieu que ñu jox la quantité gerte bi ñu la war a jox duñ ko def xaalis la ñuy jox à la place. te fekk yow dañ la bind wax ne la yow war nañ la jox xaalis mais loolu c'est avéré mu ngi ci terrain bi gars yi xaw ma nu ñu war a def ba xeex ko mais war nañu def ba xam nañ sax ni ñu nan lañ war a def ba xeex ko mais il faut ñu xeex ko seulement dafa mel ni nag dafa xaw a parce que affaire bu garaaw la parce que bi ma ko waxee man lu ne dégg naa ko Ahmed lu ne dégg naa ko nag te pourtant man ak baykat yëpp xam nañ ne dama ko wax te man nag dama wax ne man je représente la voix des sans voix gis nga tey population yi nga xam ne ñu ngi ci monde rural bi Ahmed amuñu accès ci yenn plateau yi pour wax amuñu accès ci gouvernement yi bu baax d'ailleurs sax gis nga mouvement Sénégal conscient xam naa duggoo ci bu baax mais looloo tax bokk na ci li gën a tax ñu créé ko façon élite boobu noonu lañ bëgg mu jeex fii tey suñ ne la intellectuel nga rek wala boog yow bokk nga ci gouvernement bi qu'est-ce que tu fais sa téléphone buñ la woowee duñ la jot yow voilà te pourtant waa ji moom d'accord na nga nekk buur moom mu nekk baadolo bu dee ñaari fauteuil bu dee benn fauteuil la yow toog ci bu dee jar na simi dàll mu simi la dàll bu dee jar na simi na xam ne la même chose te pourtant moom ak moromam ñooy dajale seen contribuable fayee ko impôt ñu fay la ci salaire yow jënd la ci ay 4x4 ay climatiseur te yow amul accès ci yow su la woowee téléphone du la jot soo mënoo ci moom dara mënoo koo gis ci benn côté kooku mënoo ko defal dara mënul nekk il faut seen suñu élite yooyu noonu wala suñu nitu nguur yooyu ñu xam ne population bi dañ leen a fal pour ñu liggéeyal leen ñoom nañ leen di gestu di leen bàyyi xel damay faral di wax ne ay awma jot yooyu sama téléphone nangam ay dóor kese la fu ma dem wax ko te loolu ñun on l'a prouvé avec le mouvement Sénégal conscient man maa ngi depuis 2014 2016 ba léegi maa ngi politique on a investi des dizaines et des dizaines de millions mais accessibilité man foo ma woowee 24 heures sur 24. ñu jàdd la jot mais président de la république tamit ñëwoon ci tournée économique noo amal ci biir Saloum. ñu ne ñëwoon jaamal na am bokkuloon ci agenda bi waaye ñëw na fa jaaleeg yooyu. retombées yi. ba mu fa ñëwee wax ngeen seen doléance am na lu fa wàcc. jur na njariñ wala. waaw président ñëw na fa dalal nañ ko ñun ñii ñoo ko doon dalal wax dëgg yàlla am na njëriñ parce que bi mu ñëwee. waxtaan nañu ak ñun ci wàllu d'ailleurs sax dañu waa jaamal en tout cas dañu remercier président bu baax a baax ci loolu parce que moom rek mooy président boo xam ne nekk na président de la république ñëw jaamal à 2 reprises bi mu ñëwee bi yoon nag moo ëpp solo parce que bi mu ñëwee fekk nañu ñu koy jàmbatal bëgg nañu ne parce que jaamal cité religieuse lañ bëgg nañu këru gan comme ni mu ko defalee yeneen cité religieuse yëpp bëgg nañu daara moderne parce que jaamal jàng alxuraan la ñu xam ak jàngale alxuraan bëgg nañu suñu poste de santé bi ñu gën ñu ko defaral ba mu nekk poste de santé dernier cri parce que tey la fa nekk d'élaboration bi fi mu toll tey nit mënu ko sax expliquer bëgg nañu lu ëpp loolu parce que jaamal dafa polariser 29 villages te aussi dafa am ginnaaw yoo xam ne ni sax dañu yaakaar jaamal dañ fay ñëw rek ngir faju si donc mais nag bi ñu ko tawatalee loolu wax dëgg yàlla jël na ay mesures yoo xam ne yu gaaw la sax parce que bi mu fa jógee 3 jours après ñoo yebal na fa ay nit ñu ñëw xool ci terrain bi fas yéene indi li nga xam ne mooy. waaye est-ce que am na suivi. président de la République nag yàgg nay wax dara ba pare di fëggaat ci table ji naan lan laa leen waxoon kat. waaw en tout cas bii moom ñun am nañ ci yaakaar. parce que vraiment indi na fa gars yi ñu ñëw. xool nañ ko def nañ étude de terrain bañ defal leen délibération ba nga xam ne pare nañ tey pour def ko ñoom nee nañu xëy na fii ak du yàgg dara équipe yi nga xam ne ñoo ko war a def dinañ ñëw def si ko am nañ yaakaar ne dina ko suivre parce que non seulement bi mu paree dig nañ mais teg nañ ci yoon nañ bu ngeen soxlaa nangam ñëw leen ci diw sangam mu ñëw mbaa diw ñooñu muy joxoñ moom ñooñu ñu accessible lañ comme yow non loolu nag moom xëy nga
déet jarul tudd tur waaye fi mu nekk nii kay réew mi kay ñëpp xam nañ nu muy demee. waaw non am na accessible nañ parce que de toute façon. man personnellement ginnaaw bu fi président jógee xëy na nag jaar naa ci keneen ci ñoom ba toog waxtaan ak moom mu souhaité ko moo ko bëgg ma dem toog ñu waxtaan. mu wan ma ne ma président man la dénk li nga xam ne moom la leen moom la waa Jaamal sollicité. te dinaa ci taxaw bu baax man personnellement toog naa ak moom ñu wax di fàttali ne yow maanaam sët nga ca kër ga. waaw man sët laa ci kër ga. waaw loolu moom jar nay wax. waaye léegi-léeg kilifa diine gars yi di leen xaw a tere politique de. waaw xam nga looloo tax nag ñun ñu dugg ci politique. parce que tey dañuy wax ne. léegi-léeg ñu ne kilifa diine bu ñu duggee ci politique nii comme yow. waaw bokk jaamaal googu gars yi léegi-léeg flèche yi day ñëw de ak xeer yi. amen loolu erreur la. parce que politique mooy loo xam ne tey soo ko defee ca def ko ci anam yi nga ko war a defee. lu am solo lu am njëriñ la bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon politique sa maam. ki nga xam ne mooy politique. amen te nekk waxkatu naka su dul noonu dafa fekkoon mu jikkoo ko mu njëkk. ki nga xam ne dafay politique di wuruj ak a waru dafa fekkoon mu doonoon jikkoo mu njëkk. mais gis nga fenkat ci boppam soo ko falee imam ngeen baal ma ci terme bi soo ko falee imam dafay continuer di def loolu. bépp xeetu ñaawteef boo xam ne nit a koy def même soo ko faloon imaam dafay continuer di ko def par contre soo fekkoon da nga fekkoon nga am ay jikko yu rafet xam yow yaay kan xam fi nga bokk Sénégal am ay valeur yoo xam ne ñoo fi nekk suñu maam yi defoon ko fi nga nàmpatu ci bu baax a baax ba xam yow ki nga doon war nga mën a def politique sans problème parce que tey ñun amet 4 ans yi ma politique télé laa toog di ko wax amul benn nit boo xam ne ci département de Birkelane mën nga taxaw ne Aliou Lo moo ma dégg lii te defu ko te pourtant liñ fa réalisé ëpp na 200 millions di dem mësuñu ci fenal kenn duñ ci dig kenn dara duñ ci amul wor amul tappale amul yooyu yëpp mën na nekk c'est possible. loolu mën naa nekk d'ailleurs loolu lañ bëgg a wan Sénégalais yi ne lii war na mën a nekk. loolu war na mën a nekk d'accord ñu ñëw ci wàllum actualité nationale génn Saloum tuuti nag gis nañ wàllum màngaan gi commencé waat na Barça Balzac ji immigration clandestine yow nga nekk kilifa diine nga waaye tarkala bu ñu neexee ñu ne ndaw nga léegi nag Sénégal conscient mais na ngeen di conscientiser nit ñi xale yi lan nga xalaat ne moom la gouvernement bi war a mën a def ba gars yi toog justement xam nga tey ñun boo gisee ñu aussi gën a incité ci tuddee mouvement bi Sénégal conscient sénégalais yi xam nañ dara bu baax a baax a baax waaye xam nga nit moo doon koo xam ne par yenn saa yi am na ay mbir yoo xam ne su ca nekkee faaw nga ne ko nga laal baaraamam wan ko yoon wi pour mu soog a xam ne nekkati fii moo baax sénégalais yi nag loolu rek lañ dese mooy ku ñëw wax leen ne leen nii la baaxee léegi nag moo tax ñun dañu bëgg a conscientiser sénégalais yi nga xam ne jotuñu xam yu bëree bëri ci yenn questions yeeg yenn problèmes yi ñu wan leen ne leen ndekete lii war na mën a nekk d'abord li war a mën a njëkk a nekk mooy sénégalais yi xale yi war nañu mën a toog Sénégal liggéey fi am fi seen teraanga te duñ dem fenn am na ñoo xam ne demuñu fenn tey loo jëlee Europe boo indee milliard ñu wecc la ko fi ñu toog te mosuñu génn Dakar mosuñu génn Touba mosuñu génn ailleurs léegi nag li nga xam ne nag dëgg mooy tax loolu am mooy déjà ñun lu ñu commencé fexe stopper exode rural bi parce que en général kuy dem Europe rek da ngay fële ngay jëkkee da ngay jugee sa dëkk ñëw ci teeru bi jugee ci teeru bi dem fële suñ fexee nag ba nga toog fi nga dëkk nga judd fi nga juddoo yaroo fa màggee fa ñu fexe ba fekk la fa former leen jàngal leen fexe créer fa ay emploi xale yi dinañu toog foofu mais aussi ñu conscientiser leen wan leen ne leen ndekete lii nii amul benn solo parce que nit jugee na fii dem ba Europe te taxul nga jëlee fa dara donc loolu yëpp ci xel mi la. il faut mais pour ñu toog tam boo tuddee njàng mi tamit pour ñu toog. waaw il faut que tamit foofu am lycée. collège d'abord lycée. am université tamit. waaw léegi nag looloo tax nag gouvernement bi war a jël ay mesures d'accompagnement yoo xam ne ni mooy tax ñu mën a toog freiner exode rural parce que freiner exode rural rek du ay wax nii rek ak wax xale yi nii rek parce que nit soo ko naan bàyyi lii da nga naan ko jàppal ci lii. bul dem fii toogal fii jàppal ci lii mën ci toog loolu nag loolu yaakaar naa ne gouvernement bi ñu ngi ciy def waaye nañu gën a dolli seen loxo parce que tey fu mel ni fi ñu dëkk jaamal ñun waroon na am lycée xale yi dañuy def 3 kilomètres pour dem jànge am na ñoo xam ne duñ ñëw dañuy toog foofu yendu fa ba ngoon jot ñu ñibbisi donc soo fexe ba nga xam ne samp nga ko fa su xale yi jàngee aussi nga def ay formation fexe ba di leen wan métiers yi nga xam ne war nañ cee mën a sukkandiku ba daan seen doole mais aussi comme que ñun ci monde rural bi la nekk li nga xam ne mooy mbay mi surtout amee dama ciy insister mbay mën na relancer économie au Sénégal surtout après post Covid bi parce que Covid bi daf ñu jàngal lu bëri amee tey xam nañ ne réew yi kenn ku ci nekk sa bopp nga tal te ñun comme yàlla dogal na am nañ suuf bu baax am nañ nawet boo xam ne ni yàlla ji dafay taw bu baax mais nañu fexe ba mbay mi ñu valoriser ko fexe ba teg ay techniques yoo xam ne nii xale yi dinañ mën a liggéey bu am solo
ci fi ñu dëkk. di mbay ñu jàppale leen ci conservation bi jàppale leen ci transformation bi. ba ñu mën a nekk def ko métier boo xam ne nii dina lucratif dina nekk source de revenu. d'accord mais li ngeen fi wax ni yëpp wàllum social développement mbay économie sur le plan politique nag moom da yéen daal da ngeen politique tamit comme ni nga ko waxee. mouvement citoyen et politique waaw. et politique la. kon yéen élection yi di ñëw da ngeen ci bokk. incha allahu taala ñun élection yu ñëwi rek. dinañ ci bokk incha allah parce que. local ak national yëpp. local législative. présidentielle. élection yi ñëw rek dinañ fas yéene dugal ci suñu loxo. d'accord yéen léegi ay non aligné ngeen. wala opposition wala mouvance présidentielle. waaw xam nga comme ni ma la ko waxee sànq bi ma jugee ak mouvement M2D mouvement pour le développement de la commune de Diamane depuis 2014 ba 2016 ba léegi ñu ngi jàppale président de la république léegi nag bi nga xamee ne nag dañu créer mouvement Sénégal conscient loolu. ci beneen affaire beneen contexte la leneen la ñu ngi toll actuellement ci massification ñu ngi toll ci implantation te aussi amet mouvement bi mouvement bu am solo la bu am doole la parce que en moins de 5 mois am nañu ay nit mbooloo un peu partout ci Sénégal mais ay nit ñu am qualité parce que ñëpp a ngi ci corps de métier yu bëree ngi ci moo xam mécanicien nga moo xam baykat nga moo xam ingénieur nga wala professeur d'université wala ay cadre de haut niveau ci ay sociétés yu am doole ñu ngi ci biir mouvement bi kon ci loolu lañ tolluwaale léegi nag li nga xam ne mooy MSC comme que man maay personne morale bi mais sama moomuma ko lu ma bokk ak ay nit la. nit ñi bu ñu la waxee ne da ngay nekk candidat ci élection mairie bii di ñëw nag. waaw loolu suñ ko waxee. dañ koy def. da nga koy def. waaw bu ñu la waxee ne la doo ànd ak waa nguur gi da ngay dem. waaw da nga koy def da ngay nekk candidat. mouvement bi lépp lu ñu décidé lu ñu toog def ci table ronde ba décidé ko. loolu la ñuy def. loolu la ñuy appliqué. d'accord ñu des ci wàllum actualité nationale ba tey gis nañu temps yi benn député boo xam ne ci nguur gi la bokk. yëkkati daal ay kaddu yoo xam ne nag ñu ci bëree bëri ñu ngi ciy wax ba ci waa partem sax. nee nañ d'accorduñ ci di Aliou Dembourou Sow dégg nga ko. dégg naa ko bu baax yooyu mu wax ak yooyu en tant que sénégalais nan nga gisee kàddoom yooyu. waaw loolu man dama lay wax ne wax dëgg yàlla kaddu la boo xam ne xaw na. dëgg passé limite yi tuuti. waaye nag dama jàpp ne dafa juum. parce que nit ñi par yenn saa yi dinañ bëgg di wax ba far wax loo xam ne yow amaana sax moom ci jëm boppam ku ko xooloon tey mën naa mu ngi koy rëccu donc yaakaar naa dafa ñu waaye gis nga Sénégal tey wax yu demee noonu daanaka du am benn impact parce que boo seetloo sax même ñi nga xam ne ñooñu la wax ne nañ jël ay jaasi ñooñu seen jëm bopp nee na ñoom loolu engagé wu leen defuñu ko ñi bokk ci parti am aussi ci parti bi ñenn ñu ci bëri wax nañ ne loolu ñoom ànduñ ci wax jooju donc da ngay gis déjà ne mënul def benn impact wax ju réel rek yoo xam ne dina tasaaroo ci médias yi nag comme réseaux sociaux yi ni ñu ko bëgg di def ak yooyu mais vraiment jarul sax jox considération pour man. d'accord en tant que kilifa diine comme ñu koy faral di waxee lan moo war a nekk yow sa taxawaay. sama taxawaay man. parce que léeg-léeg sénégalais itam dañ naan waaw kilifa diine yi nañ wax. kilifa aada yi nañ wax waruñoo bàyyi politiciens yi dong di taal réew mi. waaw ñun dañuy wax. dañuy wax en tant que surtout borom jaamal doon bokk ci kër gu baax mais aussi dañuy wax en tant que citoyen parce que gis nga Ahmed Sénégal képp koo xam ne yàlla may na la nga am xelum wax wala mu may la nga xam ne lii soo ko waxee mu jëriñ nit wi dafay nekk obligation pour nga wax ko obligation lay doon léegi nag fan nga ko war a waxee ak nan nga ko wax rek loolu xëy na mooy wax ji waaye nag ñun de toute façon lépp loo xam ne jot na te ñu wax ci ñu ngi ciy wax te lépp loo xam ne aussi war nañ cee wax dinañ seet nañ ko war a waxee ñu waxee ko noonu te yaakaar na ne depuis bi ñu commencé kii ba léegi ku ñu suivre di nga dégg ne lu ne dañu ci wax parce que comme lu ci mel ni kii yi ngay wax noonu bi ma taxee wax ko mais ñu bëri dañ ne ma li nga wax nii bëggoon nañ ko koo xam ne kenn mënu ko wax mooy affaire gerte googu noonu ak magu bi nga xam ne am na ci suuf comme yu mel noonu ñun dañuy am audace taxaw dénoncer ko avec énergie te nag luñ ci fekk rek ñu jël ko parce que xam nañ ne yàlla kese lañ jiital d'abord mais aussi xam nañ ne ay sénégalais lañ te dafay nekk suñu ak suñu dafay nekk suñu yelleef kon ñu waxal ñi nga xam ne ñoo amul seen baat jotewul ñu waxal nan la ñuy def ba ñuy nekk ci secteur informel bi baykat yi parce que ñu bëri daal xam naa ne jàpp nañ ne koom gi daal ak lu doxal réew mi benn cercle la nekk na le rek mais mécaniciens yi tailleurs yi baykat yi ñooñu daal bokkuñ ci nan la ñuy def ba loolu soppeeku yow en tant que baykat. waaw loolu moom mën na nekk jafewul sax nag xam nga Sénégal sax boo seetee idée yëpp ñu ngi fi borom xam-xam yi teg nañ idée yëpp ak technique voies et moyens yi nga xam ne suñ ko defee dinañ suqali réew mi problème mu suivi lañ am
bu gouvernement bi wala bu ministre tel wala nangam jëlee benn décision ne nañ def nangam. yow mën nga ko dégg tey Ahmed. nga toog 2 ans après da ngay ñëwaat di laaj ne mais ana li ñu waxoon fii ñëwee la ba léegi mu ngi nii de loolu mooy problème mu Sénégal mais wax dëgg yàlla am na ay borom xam-xam yu fi nekk yoo xam ne tey mën nañu teg Sénégal ci ay raay tabax ko ba nga xam ne mécanicien bi baykat bi plombier bi nappkatu jën bi koo mën a doon di nga gis sa bopp ci biir Sénégal te mën na nekk. mais pour imposer wu boobu laa wax. waaw xam nga ñun ñuy invité nit ñi télé. waaw boo xoolee 6 personnes rek. bu kii ñëwee fii dimanche bi bee di ñëw mooy dem fële bee ne ñëw télé yi presque ñi ciy jàll noonu ci politiciens yi duñ ëpp 10. waaw. yéen ñii bu ñu leen woowee en tant que kilifa diine en tant que baykat en tant que mécanicien ak ñoo xam ne borom yi xam-xam lañ waaye dafa mel ni dañuy daw média yi. Sénégalais loolu la ñu war a def c'est-à-dire dañu war a xam ne waruñu bàyyee tey ñu tuddee élite politique bi rek ñu ne ñoom ñoo yor Sénégal waruñu def loolu parce que tey ñooñu mooy comme li ma la wax rek mooy ñooñu nga xam ne ñoom seen bopp rek lañ fi nekkal d'ailleurs sax ñun dañuy wax ne non seulement population yi war nañu jël benn recul tuuti xoolaat seen bopp waaye aussi war nañu bàyyi woteel nit rek bàyyi ko mu dem yoonam nañ fexe ñoom ci seen biir ñuy falante ci seen biir maanaam tey géejawaay gi nga dëkk yow Ahmed yaa ngi ci biir géejawaay xam nañ la bu baax sa kër a ngi nii suñ yeewoo gis la xam nañ ne aussi yan démarche ngay def ci population bi lan la jaral ñu fexe ñoom ci seen biir dajaloo ne kii kat suñ ko falee dinañu amal njëriñ ñu woteel ko bu boobaa seen bopp lañ woteel voteelu ñu waajoo xam ne dañoo ñëw rek def comme li ñuy wax pousse mu tàkk mu dem yoonam koo xam ne dafa ñëw woo fanleel ma jël ay junneem jox la su paree dem yoonam d'abord loolu foofu la ñu war a njëkk a commencer parce que tey loolu moo waral li ngay wax nii moo waral toujours ce sont les mêmes personnes qui se représentent partout benn cercle la rek boo xam ne dafay tourner li tax mooy ñoom la ñuy fal ñoom rek lañ jàpp ne ñoom la ñu war a fal or demeewul noonu nañu seet ñi nga xam ne ay nit lañ yu bëgg seen réew bëgg seen gox ñoo xam ne nii defuñu politique un moyen de raccourci pour s'enrichir nañu doon seet ñoo xam ne nii defuñu politique métier par exemple man tey defuma politique métier politique joxuguma 100 francs li ma investir ci politique sax buñ ma faloon maire 10 ans du tax ma fayeeku ko man li ma investir ci politique kon am na nag koo xam ne xëy na amul position bi ma am parce que amaana li ma mën a def moom mënuñ ko def waaye nag ci biir ngoram ak deretam moom ngoram mayu ko mukk ñu fal ko mu jël alalu askan wi di ko lekk wala mu jël alalu askan wi di seet feneen fu mu koy jaarale donc nañ seet ci ñooñu noonu ñu fal leen suñ ko defee rek problème bi dina réglé wu parce que bu paree dina am ay borom xam-xam yu fi nekk yoo xam ne nii ñoom soxlawu ñu nekk politique soxlawu ñu nekk ci kaw waaye nag suñ xasee am benn dirigeant suñ leen woowee dinañ indi seen contribution ci Sénégal pour ñu tabax ko te loolu c'est faisable am d'accord ban kàddu na nga doon daaneele tàggatoo bi waaw tàggatoo bi xanaa di sant bu baax waa Sen TV parce que yéen a ngi def liggéey bu am solo Ahmed di sant aussi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci mouvement Sénégal conscient waaye aussi di sant mouvement M2D bi nga xam ne tey moo meññ mouvement Sénégal conscient waaye nag du ma dem mukk te waxuma li may faral di wax peccum liir bu neexee yaay jaafa jege man waa jaamal xalifa bi ak ay rakam muy waa kër borom jaamal ñoo jàpp ci samay mbagg ñoo may dimbale ñoo may wan yoon ñoo ma yar donc maa ngi leen di remercier bu baax di remercier aussi sama mbokku papa yi waa Daaru Loyen yi parce que ñoom it wax dëgg yàlla ñu ma jàppale lañu waaye di remercier Sénégal yëpp parce que mouvement Sénégal conscient tey mouvement la boo xam ne ni bu national la te ñu ngi def liggéey bu am solo Ahmed te loolu sax ñu ngi préparé benn affaire boo xam ne Ahmed bés bu ne dellu Sénégal ñëpp dinañ ne mais lii lan la mouvement Sénégal conscient d'accord jërëjëf kon président ñu ngi lay gërëm di la sant mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq ak Aliou Lo mi nga xam ne moom mooy président mouvement Sénégal conscient di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah